dali nag jaam ñu tàmbali suñu revue de presse bi ak affaire trafic de visa ak passeport ñu laaj sama naataango yi kilifa Simon fan lañ toll sama naataango bii di journal Libération ne na woon fa woon kilifa ak caat ba léegi jóguñu fu ñu ne bougé wuñu meetar ci loxo enquêteurs yi ñuy foofu kenn bàyyiwu leen sama naataango yokk ni waaw man ndax du caat laa gis démb ci division des investigations criminelles sama naataango ne moom la caat yanama moom itam dañ ko wooloon démb ñu laaj sama naataango waaw lan moo waral kii di caat bokk ci affaire yi lan la moom sama naataango ne daanaka moom affaire sàcc oto moo tax ñu wax moom nag jot nañ waxtaan ak moom confronté ko ak ñenn yi waaw balaa ñu koy bàyyi ñu ne ko mun nga dellu dafa dellu ci këram moom nag nee na enquêteurs yi waaw moom moo présenté woon kii di Amadou Thierno Diallo mi accusé kilifa ci wàllu trafic de passeport yi moom d'accord na ni moo ko présenté bi mu waxee loolu enquêteurs yi mu yokk ni moom xamuloon nag seen relation après moo tax dégagé na responsabilité yëpp moo tax mu bàyyi leen foofu dem yoonam sama naataang bi di journal Les Échos ne waaw kilifa ak Simon Kouka daanaka daanu nañ waaye caat moom génn na ci sama naataango ne boo gisee Simon ba léegi bàyyi ñu ko dafa fekk ñu njort ni moom da doon loué ay passeport loolu la sama naataango ne da doon loué ay passeport jël ay passeport de loué mu fay ko waaw deal sama naataango bi di l'Observateur ne Simon kilifa de toutes les façons moom ak Diadji Condé dinañ leen yóbbu ci kanam procureur ci altine ji sama naataango yokk ni waaw problème député yi nag Boubacar Biaye ak Idi Mamadou Sarr xam ne ñoom ñaar dañoo njort ni moom dañ doon trafiqué ñoom itam seen passeport di ci def deal di ci liggéey waaw ñoom fan lañ jóg sama naataango ne seen baalaanu kii daay léegi ñu dindi ko ñu laaj sama naataango waaw lan moo tax moo loolu mu ne parquet général jot na saisir ministre de la justice def lu ci war ci wàllu wule su ko defee dindi seen immunité parlementaire ñu yóbbu leen ci kanam yoon naataango bii di journal Source A jox parole kii di Boubacar Biaye ñu laaj ko waaw Boubacar yow lu tax nga def li nu mel yow lu tax nga dugg ci yi nii Boubacar ne waaw man nañu xand dëgg man dugg ma ci benn deal man mii Boubacar Biaye nekk député assemblée nationale dugg ma ci benn deal man sax jot nañ ma entendre man may le premier mi ñu njëkk a entendre auditionné nañ ma ci assemblée nationale waaye nag munu ma ci xuus munu ma ci wax lu bëri mu toll nii élément yu bëri ñu ngi génn gauche génn droite presse bi di wax rek di communiquer di wax rek di ramasser di wax rek mu toll nag maa ngi ne teg di ramasser lu ñuy wax noonu yëpp dinaa ci wax après waaye jotagul maa ngi def lu ñuy woowee analyse bu ma paree analyse bi dinaa waxtaan ak yéen may leen ma tuuti rek sama naataangoo ne nu mënta mel moom justice bi jóg na ci lever immunité parlementaire Boubacar Biaye ak Mamadou Sall ci lañ jëm ñu wax ci politique coalition bu bees boo xamante ni PDS moo koy jiite sama naataangoo bi di journaliste ne président Macky Sall na def attention ndaxte ku nekk xam na PDS am na doole mu toll nii kon am na ay parti yu bëri yoo xamante ni dugg nañ ci ñoom Thierno Alassane Sall ñoom Abdoul Mbaye dugg nañ ci maanaam wi journal L'Observateur ñu laaj ko nañu jàngatal kon PDS dooleem bi coalition bi mu yor dooleem bi lan la sama naataango ne man maa koy def mu jox parole kon ay analyste ñooñu ne ku nekk xam na PDS tey jii am na ancrage national ku nekk xam na PDS du parti tey depuis 1974 mi ngi fii nee leen benn ñaar ñoom Abdoul Mbaye ak ñoom Thierno Alassane Sall dañu indi lu ñuy woowee 109 ñu yokk xar mi karaw daanaka dañu yokk doole yi dañu indi lu bees waaye nag ñett nee leen dañoo ratisser large képp koo xamante ni dafa bëggoon dugg ci coalition l'opposition bi dugg ci ñoom Yewwi Askan Wi jot na dugg ci coalition ñoom Laay Wade xam nga loolu tamit avantage ñu laaj ko nag waaw lan mooy faiblesse yi mu ne première faiblesse mooy daanaka contradiction yoo xamante ni daanaka Thierno Alassane Sall lu mu waxaloon ci maître Wade ak PDS te ngeen ko wax na waxaat deuxièmement kii di Abdoul Mbaye lu mu yàqul PDS gaayam yi ñooñ bu ñu demee fekki leen loolu la ñuy wax image bi am nga lu problème la sama naataango bi di journal L'Observateur moom itam xëy wax ci daanaka appartement privé yi waaw tey jii daanaka ñii mooy dematuñu ci hôtel yi wala ci auberge yi ñu bëri dañuy cotiser louer benn appartement boobu sama naataango ne moo gën a discret te daanaka coûtewul dara ngeen di cotiser rek ñuy cotiser sama naataango ne ngir ñu bañ a xam kan moo louer loolu dañuy utiliser ay prête-noms daanaka wuti jël beneen tur teg ci su ko defee ñu dem delluwaat foofu mooy seen soxna yi ñu jeexal ak sunu lamb Modou Lo ak Ama Baldé war nañ jongante depuis plus de 2 ans bi ñu signé seen contrat sama naataango ne waaw à quand le premier jàkkaarloo premier face à face du 7 avril daanaka ku ne xam na fu mu jaaroon fiasco grenade lacrymogène moo ko tasoon dispersé foule bi kañ lay doon sama naataango ne fu mu toll nii moo xaw ma journal Record xëy nag wax ci Angleterre daanaka Leeds ak Liverpool dimanche bi incha allah 15h30 bu jotee dañuy joué ñu xaar nag Sadio Mané def ci jàllore jërë ngeen jëf. ak ki yor lépp dem ci wàllu mbënd mi ci mim réew ñi yëngu ci wàllu bant moom dañoo am leen métti ndax ba tey mën nañoo am seen i commande ñuy nag naqarlu digg bi nga xam ne nguur gi respecté ko ndax moom moo leen ko waxoon waaye tamit concurrence bu métti bi ñuy dund
Alpha Condé mu ngi ci jàmm di ay kàddu jóge ci président wala sax di ay kàddu jóge ci ñii di waa CEDEAO demoon nag tasek ñii di militaires yi jiite ko kii di colonel Mamadi Doumbouya ñu nag wax na daal kii di Alpha Condé mu ngi ci jàmm. ñaaxal pàcc xibaar tàggat yaram football match aller préliminaire Ligue des champions bu Afrique Teungueth FC nag di dalal doomu Côte d'Ivoire yi di ASEC Mimosa bu juróom waxtu lay doon ci technique bi Abdoulaye Diop asalaamaaleykum. dal leen jàmm ñu ngi xaar ni tey nag ci bésub samedi bi ay taw yu am doole ak ngelaw di nag daal loo xam ne daal dañ ko gis ci mim réew buñ sukkandikoo ci ñi di waa ANACIM ñu nag o askan wi gën a bàyyi xel ci yile kaddu waaye tamit ñu wàññi déplacement yi Pape Ngor Ndiaye moom mooy chef division prévision ak réduction des risques foofu ca ANACIM déglu ko. ci àjjuma ji ci bëset bi gis nañ que ni am nañ ay taw ci penku réew mi waaye tam ci diggu réew mi taw yooyu nag ñoo jàll ñëw ba ci Petite Côte bi jëm Dakar daanaka ci tàmbalik après midi bi guddik àjjuma ji jëm bësetu gaaw ñi ngi am ay taw ci boori Ziguinchor waaye tamit ci diggu réew mi am na fa ay taw yooyu nag moo war di wéy ci daanaka guddi tey bi jëm suba ci côte Sénégal bi yëpp rawatina boori Dakar bu ñu xoolee nag lii jotoon nañ def benn bataaxal jëm ci annoncé lu ni mel muy ay taw ANACIM doon na def bataaxal démb ci daanaka après-midi ci alxames bi pour annoncer ay taw yoo xam ne dana takku ànd ak dënnu ak ngelaw loolee nag dafa war a wéy ba ëllëg ci journée samedi bi balaa muy tàmbalee dal ci dibeer bi ñu xoolee nag ci situation yu ni mel ñu ngi daanaka ak phénomène yi ñuy xaaral muy taw bu bëri wala tamit ay dënnu yooyu nga xam ne mën naa indi fuutu wala tamit ngelaw yu takk yooyu mën naa indi ay gàllankoor ci daanaka population wala seen jumtukaay ba tax na li ñuy préconiser rek mooy li ñu leen di soññ mooy ñu éviter déplacement yi jéem a nekk à l'abri waaye tamit moytu lépp loo xam ni luy mën a xëcc dënnu bi la lu ci mel ni buy dënnu ci asamaan si ngi utiliser yenn téléphone yi utiliser yenn rajo yi dafay xëcc dënnu bi ak éviter tamit lépp luy déplacement daanaka sax recommandation yi lu ci mel ni waa protection civile ñoom ñoo ci xarañ te en pareille période ci lañ yaatal xibaar yu ni mel. directeur bu prévention ak ñu dénk lépp lu jëm ci mbënn mi ci yenn gox yi ci miro nag dalal xelu askan wi Mamadou Alpha Sidibé nag ne lépp daal loo xam ne war nañ koo def ci yooyu les gox def nañu ko te ñu ngi ci terrain bi mu ne nag ñii di kilifa yi daal ñu ngay alerter bu baax a baax waaye tamit ñu ngay topp yeneen service yu météo Mamadou Alpha Sidibé ci téléphone beeg Jo Maroon. information yi am na ay services internationaux de prévision météorologique yu bëri yi prévoir loolu tamit yi prévoir que ñetti fan yi dinañ am ay taw yu bëri yoo xam ne léeg-léeg dina mën a dépasser sax ay 100 millimètres am na ay services internationaux yu bëri services internationaux de prévision météorologique yu ko wax ne mën nañu am ci Afrique de l'Ouest yëpp par endroit ay taw yuy dépasser ay 100 millimètres. kon loolu lan moo war a nekk matuwaay yi askan wi jël ak aussi kilifa yi. donc matuwaay bi mooy bu ñu fàtte ni am na ay fan yu wees amoon nañu fii ay mbënd yu xawoon métti tuuti. te bi mu amee président dafa joxe ay instructions ministre de l'intérieur pour mu déclencher plan Orsec te xam ngeen ni plan Orsec boobu ñu ngi ci ba léegi te plan Orsec bi tax na li ñu amoon ci jumtuwaay déjà ci zone d'inondation yi ñu gën ko yokk gën a farlu aussi ak gën a nekk ci wetu population sinistrée yi. donc depuis lors nag service état yi démobilisé wuñu ñu ngi ci liggéey bi te bi ñu jotee aussi jàngat bi ANACIM joxe jàngatu jaww ji mu joxe boobu tamit dañu gën a farlu gën a en fait gën a jógaat aussi pour éventuellement ñu parer à toute éventualité. donc ñu ngi ci liggéey bi li ma mën a wax population yi mooy ñoom it ñu gën a maanaam vigilant. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ministre bu commerce Soham Aminata Diatta nag ak petite et moyenne entreprise di tasek te suba ñi délégué de quartier yi fii ci Ndakaaru war nag waxtaanee wala sax jébbal leen lii nag di arrêté bi nga xam ne ministère moom moo ko dal di déposé jëm ci njëg yu bees yi gannaaw ba ñu yokkee yenn yi waaye tamit jublu ci daal fexe ba diggam ak ñi délégué de quartier yi daal dimbali ko ñu doon ay relais ngir daal ñu fexe ba bu ñu nekk ci seen i quartier ñii di commerçant yi fexe ba respecté yooyu les prix
ca Louga moom prix yu bees yi jot nañ ko fixé ni ki démb gannaaw ab ndaje bu boole woon conseil régional bu consommation ak ñi ko war a sekkal foofe nag produit daal moom moo gën a cher dañu jaay fii ci Ndakaaru leexaleeg Abraham Paul Pouy. ginnaaw ay waxtu yi nga xam ne tëju nañ ko di waxtaan boo xam ne dox na ci diggante commerçant yi grossistes yi comme détaillants yi consommateurs yi bokk ci ak service ministère bu commerce autorité administrative bi fekkee ko ci la ñu fixé prix yi conseil régional bu consommation bu Louga nag jàpp yokku ci prix yi nga xam ne Ndakaaru teg na ko ñaar dërëm. pour riz ordinaire Dakar mi ngi koy jaayee juróom-benn fukk donc fii Louga juróom-benn fukk ak ñaar lañ koy jaayee mooy kilogramme bi. suukar bu mokk bi Dakar mu ngi koy jaayee téeméer ak ñaar fukk donc ñun fii Louga kilo bi dinañ ko jaayee téeméer ak ñaar fukk ak ñaar dërëm. bu dee sachet walaat wala butéelu walaat yi Dakar mi ngi koy jaayee juróom-ñaar fukk ñun ñu ngi koy jaayee juróom-ñaar fukk ak ñaar dërëm. huile raffinée bi boobu litre bi Dakar mu ngi koy jaayee ñaar téeméer ak ñeent fukk ñun ñu ngi koy jaayee ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar dërëm. donc rappeler aux consommateurs que loolu tamit ay prix plafond la maanaam jaaykat bi mënu ko weesu mais mën na ko jaayee lu gën a wàcc. ak prix yu bees yi nga xam ne jàpp nañ ko nag service su ministre bu yor wàllu jëndab njaay bi fii ci Louga nag ne dinañ def seen kéemtalaay kattan ba ñëpp respecté prix yi lee. tolérance zéro prix yi ñu wax ni dañ koy appliquer immédiatement dinañ def contrôle pour xool est-ce que réellement commerçants yi ñu ngi respecter prix yooyu ay opération spéciale lañ. ci jeexital bi consommateurs yi kontaan waaye commerçants yi ci seen bopp di dalal xel yi ñu ne dinañu respecter prix yu bees yi lee. mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. Abraham Paul Pouy waxtaan leneen di kuréel bu boole ñi yëngu ci wàllu bant wala ñu ci liggéey nag rafet duñu daal ñàkk respect ci ñàkk leen a jox ay marché ci mim réew am na tey ñaaxi at daanaka amuñu benn commande ñu sax jàpp ne li gën a tax yëf yi gën a metti mooy concurrence be leen gën a xaware ci mim réew Ibrahima Jame ci ay leeral. daanaka seen yaakaar moo tas ci marché commande publique biñ doon xaar ci lu jëm ci wàllu mobilier ak li ni mel menuisier Sénégal yi ne fi mu toll ni kenn joxatu leen marché am na daanaka ñaari at. Masek Diop moom moo jiite mbootaay bi ñuy duppee organisation nationale des professionnels du bois. commande publique bi lancé woon nañ ci appel d'offre au niveau de la DMTA mais boobu ba léegi nii may wax ak yow dara daan maanaam sotti woo ko ci ndax tamit ump la woone weer yee weesu monsieur le président de la République waxoon ne ne maanaam wax ko Mamadou Talla ne ko table banc yi dañoo bëggoon léegi ngeen jël ko jox ko artisan yi bu kenn importé ci table banc booba léegi ñu ngi xaar balaa table banc yi ñëw dañoo waxoon mobilier national bi nga xam ne au lieu que ñu koy jiggaani léegi nañ ko defaree fii waaye ba fii may wax ak yow nii du lenn loo xam ne nii rek loola monsieur le président de la République waxoon na ko mu nekk dëgg. beneen jafe-jafe bi ñuy jànkuwanteel moo di wàllu concurrence ndaxte nee nañu produit mobilier yi jóge bitim réew mu ngi leen di sonal bu baax a baax rax ci dolli nag ñoom waa bitim réew ñoo ñëw seen wet di fay implanter seeni atelier. da ngay gis ay maanaam atelier yi doxandeem yoo xam ne ni maanaam ma tudd ko sax mooy chinois yi ak ñeneen ñi dañuy ñëw sax léegi ba ci Sénégal di fi ubbi seen i atelier entreprise menuiserie yi jëli seen matériel ba nga xam ne foofa lañ koy jëlee ci ñoom ñëw dina concurrence waat donc ñun te ay chambre à coucher table à manger daan liggéey salon yooyu yëpp mënatuñ koo liggéey. loolu tax na nag menuisier Sénégal di woo njiitu réew mi ñu mën a respecté waat seen part ci marché boobule te wàññi lii di importation produit yi nga xamante ne jàpp nañ ne mën nañ ko defar fii ci Sénégal. Ibrahima Jame Tambacounda foofe nag xale yu jigéen ñu teel a may ñu dem sëyi ak ñu teel a ëmbee nag waral ba waxtaan daal di fa am ndax ñu bare fa la ñuy jaar daal di bàyyi njàng mi ngir nag dakkal ni nu mel jël nañu foofee ay dogal ngir daal fexe ba indi ci saafara ñi sax taxu di pôle régional bu yëngu ci lépp luy njàng ak enseignement ñeel askan wi Moussa Omake yi. fexe ba bépp koo xam ni da nga ci war a yëngu nga daal di ci jot ci xibaar bi ngir nag gën a mën a lëkkaloo watgaal ak yëgoo ngir nag nan pexe la ñuy jël ba lépp lu jëm ci wàllu sëy yu teel yi wala wan lor yu teel yi ñu daal di koy wàññi ci bërëb yi nga xam ni ndongo yi dañ fa waroon dem ngir jàngi. Soukeyna Tall nekk membre ci coordination nationale groupe pour l'étude enseignement de la population bi ñuy duppee GEP. ak ñi nekk ci kuréel yi ñu leen di woowee APE yore association parents d'élèves ak aussi enseignants yi ak bàjjenu gox yi ñoom ñëpp dañuy jàpp ci liggéey bi wax leen li leen
ñun kat ñoo ngi woo seen i doom di wax ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci seen wàllu wér-gu-yaram. ci Koupantoum nag ci kàdduk Aminata Ly nekk leader élève animateur classe terminale ci lycée Bouna Sémouñan moom nag nee na ci ren jii rek gis nañ ay élèves yoo xam ne dañ leen a façon yéene maye fekk nag toll wuñ ci së. en classe amoon nañ fi ay camarades yoo xamante ne en milieu scolaire dañuy tombé enceinte mais ñu pour mariage précoce mais certes am na yoo xam ne rek elles sont conscientes que ni loolu baaxul bu ñu ñëw prévenir proviseur bi ñu avisé centre. kii di coordonnateur régional bi ngànk JEP fi nga xam ni moom mooy ci inspection d'académie bu Tambacounda muy Youssouf Signaté nee na ñu gën a baral ak yaatal waxtaan bi nekk na li nga xam ne dina indi saafara ci wàllum communication. ñu protéger leen ci bépp fléau yoo xamante ne yooyu la ñuy jànkonteel ñoom tamit ñu nekk ay relais. jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñooy professeur relais technique ñu leen di wax PRT ñoom itam daanaka dugal nañu seen loxo bu baax a baax ci pexe yi nga xam ne war nañ ko jël ngir gën a mën a aar jigéen ñi nga xam ni dañu toll ci jàng. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa Omar Gueye jaajëf ministère bu santé ak action sociale nag wax na ni ki démb ñu ngay waajal campagne ngir ñàq ñii di élèves enseignants ak étudiants. loole nag CELS bu Mbàkke rafetlu na ko secrétaire général ba nag foofee nag ne ñu ngay waajal campagne ngir sensibiliser askan wi foofee Malick Mbaye ci micro beeg Pape Balla Gueye. yéen bi nga xam ne ministre am na ko jëmale ko ci jàngalekat mais ci étudiants yi doon na lu nga xam ni man rafetlu naa ko ndax dafa mel ni ginnaaw bi nga xamee ni ànd nañ daaw jàpp ci mbir mi muy ci fànn mu mën a doon ba école bi jàngoro ji faagaagulu ko dafa mel ni bu ñëwee tey bëgg indi vaccin yi tasaare ko vacciné ñu dafa mel ni dañu dooleel ci li nga xam ne ñoo ko bokk muy fexe ba képp koo xam ni tey yaa ngi ci école bi waaye yaa ngi université ñu mën la aar jàngoro bi mais également aussi fexe ba jàngoro bi du law ci école bi wala mu law ci université yi bu ko dëggalee na fexe ba boole ma koo def mu am ay matuwaay yu doy na ci matuwaay mooy dose bi mu am ci quantité boo xam ni dana mën a mate mais également mu fexe ba nit ñi accueillir ko xam ko comprendre ko nangu ko parce que dafa mel ni xel yu bari yàqu na donc kon foofu mooy bëgg a wax ni ci sensibilisation war nañ ci taxaw bu baax a baax. fukki simili ak ñett moo tegu ci juróom-ñetti waxtu fii ci rajo Futur Média. rajo askan wi. Yewwi Askan Wi ñu ngi wax ci wàllu politique Yewwi Askan Wi nag di coalition bi nga xam ne opposition moom moo ko daal di samp ne ànd na ak formation bi nga xam ne beneen la di coalition tam ba tey ci opposition bi nag mooy bu waa PDS ak ñeneen kenn nag ci responsable yooyu nag jàpp ne li ci ëpp soo rek mooy daal opposition bi daal di bañ di xiiroo ki ngaayoo Cheikh Tidiane Dièye nag di artu sax ci daal bépp xalaat bu jëm ci dàq élection yi ñu dégmal Lamine Ba. coalition bu bees bi nga xam ne nag opposition taxawal na ko bokk gis-gis PDS AJ/PADS version de croix jot na bokk ko yëngalul li nga xam ne nag moo di coalition Yewwi Askan Wi li ko sori sax pexe la bi nga xam ne nag nangu nañ ko ndaxte li ñu bëgg mooy fexe ba daan ñi nga xam ne ñoo bokk ci nguur gi ci élection locale yi ñu dëgmal la Cheikh Tidiane Dièye ne li gën a am solo mooy opposition bi bañ a taxaw di dagg santé seeni biir. am na coalition effectivement yu génn ci opposition bi waaye ñun du lu ñu metti itam ndax ñun bi ñu koy def xamoon nañu ne xëy na dana jafe opposition ñëpp ànd nekkandoo ci benn coalition ba tax na ñi génn nekk ci opposition ñu ngi leen di ñaanal jàmm ñu ngi ñaan ñu def seen coalition ñoom itam ànd ak ñi ñu mën a àndal opposition amul intérêt di xarabante di xeex seen biir parce que amuñu adversité suñu biir opposition dañu bokk benn objectif mooy changer pouvoir donc xasante wala xarabante amul njëriñ wala ku ne di jéem a tuutal sa morom ñun de du jógee ci ñun. ci beneen wàll kooku bokk ci njiiti coalition Yewwi Askan Wi ne fu mu toll nii dootuñu nangooti ku toxal li nga xam nag moo di élection locale nañ ko ne mooy ko ci ginnaaw loolu nag tontu la bi nga xam ne nag Cheikh Tidiane Dièye yëkkati na ko mu jëm ci wàllu ñenn ñi nga xam ne jamono ji ñu ngay yëkkati ay kaddu ci média yi ne mën naa am ñu toxal élection yi. pour ñun élection bu ñu dàq mënul am 2022 janvier dina am élection locale ñuy wax gouvernement ni bu fekkee lu ñuy ruumbandaat la wala ñu koy laam-laamee ñoom ci suuf ba tax journaliste boobu yëg ko nañu ko tegaat ci suuf ndax du xalaat bu baax ndax xalaat bu mën a yëngal réew la ndax ñun dey suñu coalition du ñu nangu ñu changer calendrier électoral bi ci loo xam ne lii teguwul ci dëgg duñ ko nangul président duñ ko nangul gouvernement duñ ko nangul keneen ku dul ñoom itam. Cheikh Tidiane Dièye it buñ ko laajee nag ci li jëm ci wàllu candidature bi nga xam ne nag mën na ko amal fii ci Ziguinchor ndaxte toxal na fi vote bi nee nag loolu mën na ko ci àddu ndaxte coalition bi mu neex mooy décider li ni mel. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futur Média. Lamine Ba jaajëf délégation bu CEDEAO nag dem nañu dem Guinée tasaf ak kii di Alpha Condé ak tamit ñi jiite junte maanaam militaire yooyu daal di coup d'état kii di Alpha Condé
waaye nag dañ leen a mandaté faw ñu dal di jébbal ab rapport ñi leen yónnee di seen président dina ay kàddu Jean-Claude Brou di président commission bu CEDEAO ca Côte d'Ivoire hélicoptère militaire bi nga xam ne daanaka gisuñu ko woon dafa mujjee daanu ba faat juróomi nit ya ca nekkoon di ay membre équipage ma nga woon nag boobu la hélicoptère ci ab mission de reconnaissance la jege frontière diggante Burkina Faso ak Côte d'Ivoire ab l'enquête nag jot nañ ko ci ubbi ngir xool boobu le crash lan moo ko waral la. RFM Sport. tàggat yaram dalal Mohamed Diop. jërëjëf mbokk yi xibaaru tàggat yaram dañ koy tàmbaleek afro basket ak gaynde yu jigéen yi nga xamee ne ñoo ngi waajal jamono ji ngir bokk ci afro basket bi war a am foofee ca Cameroun waaye mu mel ni am na ay lajj ci seen préparation bi ndax match bi ñu doon war a amal niki démb ca stadium Marius Ndiaye ak benn sélection locale dañ ko mujj annulé amul nag benn explication officielle ci xibaar bu ni mel waaye li ñu njort moom mooy parquet bu stadium Marius Ndiaye day taa ba tax na match boobu mujj loon am ak taw yi nga xamee ne ñoom ñoo amoon niki démb ci diwaan bu Ndakaaru ak li ko wër muy nag lajj boo xam ne baaxul dara ci préparation afro basket bi nga xamee ne mu ngi war a am diggante fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer woowu ba tey ci wàllum afro basket bi entraîneur national bi di Moustapha Gaye dafa mujj def ab réaménagement maanaam ab coppite ci biir effectif am ki nga xamee ne mooy Maymouna Diarra moom lañ mujj woo mu ñëw remplacer Anne Françoise Diouf mi nga xamee ne tànnoon nañ ko ba noppi sélectionneur national bi bu ñu sukkandikoo ci ab communiqué boo xam ne fédération sénégalaise bu basketball xaatim nañ ko nee nañ changement bi li ko waral moom mooy dañoo gisoon ne équipe bi dafa xawoon déséquilibré maanaam ci wàllum ñi nga xamee ñoom ñooy intérieur yi di pivot yi ba tax na ñu woo ki nga xamee mooy Maymouna Diarra ci place su Anne Françoise Diouf muy donc benn rééquilibrage boo xam ne am na ci sélection nationale bi Anne Françoise Diouf nag ñu fàttali ne amul benn blessure maanaam benn gaañu-gaañu. football tour préliminaire Ligue des champions africaine Teungueth FC di dalal ci samedi bi bu juróomi waxtu jotee ca stade Lat Dior bu diwaan bu Thiès ASEC Mimosa bu Côte d'Ivoire di ndaje nag moo xam ne bu am solo la bu ñu sukkandikoo entraîneur bi di Youssouf Dabo am na solo lool match bi waaye li ëpp solo mooy fexe ba qualifié ci ñaari manche ñu teewlu Youssouf Dabo entraîneur bu Teungueth FC ci micro Cheikh Anta Diop. liggéey nañu bu baax a baax parce que bi ñu commencé ba léegi ñu ngi ci liggéey bi def nañu ay match de préparation match yooyu gis nañ ci lu positif lu bëri maintenant il faut que ñu garder lu positif loolu boole ci ak concentration pour mën a jàll ci manche suba bi. dem gis nañu ne daaw def ngeen championnat bu baax malgré que yéen ngi doon doog a dugg ci langue gi mais Teungueth mën nañoo jàpp na am na expérience te war na mën a bokk ci équipe yu mag yi nga xamante ne dinañ war a mën a jouer le grand rôle. waaw l'expérience ne fait pas tout même bu amee importance am et fait pas tout parce que bu fekkoon ni expérience kase mooy tax équipe jàll kon ñun daaw du ñu jàll ndax Raja moo ñu ëpp expérience foofu li am solo mooy le jour J naka la joueur yi di comporté woo leur état d'esprit loolu moom mooy def différence c'est pas toujours l'expérience moom ay situation la rek yuy feeñ des fois mais du loolu mooy def réellement la différence il faut que ñu concentrer aussi liggéey bi def li ñu war a def bañ a xeeb équipe bi ñu daje. am ngeen ñaari joueurs clés yoo xamante ne dem nañ ñu Pape Ousmane Sakho ak Silla est-ce que am ngeen yeneen joueurs yu leen wutu. waaw bon loolu moom équipe yëpp ci àdduna bi noonu la ñuy doxee chaque fois dafa am ñuy dem am ñuy ñëw ñi nga xamante ni ñoo ñëw ñun dañuy def en sorte mettre leen à l'aise pour que mayonnaise bi jël rapidement pour ñu bañ a perdre trop de temps. ASEC ñoom tamit nee nañ noppi nañ bu ñu sukkandikoo ci seen entraîneur di Julien Chevalier moom nee na xam na sax équipe bu Teungueth FC bii bu baax nekk na équipe boo xam ne am nañ expérience te tamit am nañ technique Julien Chevalier gannaaw entraînement niki démb ca stade de Lat Dior waxtaanam ak Cheikh Anta Diop. avec beaucoup de concentration. waaw match bi nag ñu ngi koy waajal ak concentration bu mag suñu joueurs yi am nañu volonté te nañ def pas-pas bu baax ci biir
terrain bi ngir ñu garder suñu position bi nga xamante ne am nañu ko muy qualifié jéem a gagné pour waajal suñu match retour bi waaye nag équipe bu Tëngéej bi respecté nañ ko bu baax ndaxte équipe bu mag la équipe bu mën a football am expérience xool nañu sax ay matcham ci Champions League bi ak championnat yi nga xamante ne joué na ko championnat Sénégal bi nga xamante ne joué na ko gis nañ ne am na ay joueurs clés yu jóge ci équipe bi ñoom recruté nañ ñun aussi am nañ ay joueurs yu dem waaye ñun it recruté nañ waaye lépp luñ ci mën a jàpp xam nañ ne équipe bu Tëngéej bi équipe bu am qualité la waaye ñun dinañ def suñu kéem lay kattan ngir gagner ndaxte lépp ci terrain bi nag lay xew. Donc on va essayer de faire le maximum pour cela. Julien Chevalier ci micro Cheikh Anta Diop mi nga xamee ne kon moom moo tekki ay kàddoom wax ci résultat yu phase nationale bu ONCAV ci poule E bi ci aljuma ji jubbo bu Tiwaawoon lajj digganteem ak Jàmbugum bu Fatick benn bal ci ñett Périssac bu Ziguinchor daan Réveil bu Bambey ci région bu Diourbel benn bal ci dara wax ci Ligue 1 bu France bi doon jongante juróomeelu journéem Lorient ci aljuma ji daan Lille ci match avancé ñaari bal ci benn ci samedi bi nag choc bi diggante Monaco ak Olympique de Marseille lay doon foofee ca stade de Louis II ci Premier League anglaise ñoom tamit dinañ jongante ci samedi bi diggante Leicester ak Manchester City waaye tamit ca Serie A ñetteelu journée bi diggante Naples bu Kalidou Koulibaly ak Juventus bu Turin ca Bundesliga ñeenteelu bëccëg bi ci samedi bi tàmbali bi diggante Leipzig ak Bayern bu Munich lay doon.